encore une fois di leen jaajëfal di rafetlu seen safo ak seen kóolute ci télévision Futur Média di leen dalal ci jàmm ci suñu plateau Grand Magal bu Touba 18 Safar édition 2021 en route vers le Grand Magal le 26 ci weer wi ñu nekk ci dibeer incha allah ci la bés bu màgg bi ñu leen di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun démb nag taw bu bëri wàcc na fi gars yi ne ñu xéewal la ñun ñëpp ñu koy sante borom bi di wax rek ne dal leen jàmm ci seen beneen numéro bu yor màggal may am mbégte di ko bokk ak ñi ma ko doon bokkal saa su ne soxna Naata mu sell mi Naata maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fati asalaamaaleykum di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di la nuyu di la ziar Pape Fara Fatou Kiné ak docteur Ngom suñu gan di nuyu kilifa dëkk bi di Serigne Mountakha Bachir di nuyu tamit mboolem njabootu Serigne Touba di nuyu téléspectateur yu TFM téléspectateur yëpp a ngi lay fay di ñaanalaat sunu xalif bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi moom mi fi Serigne Touba ci sunu kanam di ko ñaanal mu yàgg fi Mbacké te ànd ak wér honneur aux dames la ñu wax n'est-ce pas di ngeen ma baal ma jox Fatou Kiné dem suñu bàjjenu gox kaddu Fatou Kiné maa ngi lay nuyu di la wax bula bi rafet na macha allah ñu ngi lay ziar di am mbégte. di la ziar bu baax a baax soxna Fatou yow it jaune bi macha allah. di nuyu soxna na di fi teew muy docteur Ngom. di nuyu également Pape Fara Ñing di sant te yàlla nag ni mu koy waxee saa su ne saa yu xëy rek dañuy sant ndax yàlla moo nu may rek. kon ñu mën a toog fii saa su ne. kon di ko sant waaye tamit di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal Mbacké mu yàgg fi lool te wér. di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel jamono ji ci dëkk bu sell bi ñu ne. aywa Fatou Kiné ñëpp a ngi lay fay yow tamit sunu invité lay jox kaddu docteur Khadim Ngom muy suñu collaborateur ñu am mbégte saa su nekk di ko dalal docteur maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. salaamaaleykum soxna Fatou maa ngi lay fay. yëkkatil micro bi ñu gën a dégg. maa ngi lay nuyu. di la fay. di sant bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal fii ci seen plateau bi ci màggaluk Serigne Touba gi di nuyu soxna yu tedd yi nekk ci plateau bi soxna Naata soxna Fatou Kiné ak sama jëwrin Pape Fara di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér amiin yaa rabbi ndax lislaam soxla na ko réew mi soxla na ko yoonu murit soxla nañ di nuyu téléspectateur yëpp ak sénégalais yëpp jërëjëf jërëjëf docteur Khadim Ngom may fàttali ne cardiologue nga bokk ci unité d'alerte ak prévention épidémiologique bi nga xam ne xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moo ko taxawal daañu dellu siwaat ci kanam tuuti ci liggéey ba mais au delà cardiologue nga ñu soxla également sa ay conseils may fàttali ne ma nga nekk fële ca Bordeaux réew mu ñu naan France Pape Fara Ñing ñu lay nuyu yow it di la dalal bu baax tey moom da ngaa xëy rek daal di sol sa baay laxat jërëjëf Faty nuyu la bu baax a baax nuyu soxna Naata Fatou Kiné ak sunu gan docteur Khadim Ngom di ko jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi nga xam ne dalal nañu ko fële ca jannatu Mahwa nuyu xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké Bachir kon niñ koy waxee saa su ne di nuyu nag porte parole bi naka noonu xalif général des Baye Fall ak bépp kilifa diine boo xam ne yaa ngi fii ci dëkk bu sell bi niñ koy defee saa su ne rek ñëw ànd ak yéen ci bëccëgu màggal gi màggal gi jege si na rek ñu commencé jéem a doon ay murid rek jéem a ci coleen gi ci waxin geeg ci jëfin geeg yëpp ndax ab murid daal mooy anaki nam dem ca borom ba dafa nekk philosophie yaakaar naa ne dafa lay déterminer bu baax a baax yow tamit ak
sama soxna yu sell yi ñoom ñëpp. wax dëgg yàlla def na depuis ba màgg gi tàmbaleegu sax ñu ngi def bu baax a baax. docteur ñëw feeli ñu kon plateau bi yanj na. plateau bi yanj na macha allah. moo am ay caprice n'est-ce pas soxna Naata mais ni ko Pape Fara waxee sëriñ bi moo woote ñu sant la si ko boromam sant gi nag ñëpp ña ngi ca taxaw muy santati waaye nag ñëpp xam nañ ne la ca jiitu mooy jaamu yàlla jàng xasida jàng alquran waaye itam bernde solu ba rafet macha allah toog di sant sunu borom ñuy jaajëfal ak encore une fois sunu téléspectateurs yi bàjjanu gox yaakaar naa mën nañu tàmbali waxtaan n'est-ce pas ak suñu invité ma fàttaliwaat ko muy docteur Khadim Ngom nekk cardiologue bokk itam ci unité d'alerte ak prévention épidémiologique bi nga xam ne khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moo ko taxawal. am solo ndax loolu nga wax rek muy comité d'alerte et de prévention épidémiologique bu ko déggee rek dafa nekk ab kuréel goo xamante ni yëkkatil micro bi ki ne dafa nekk kuréel goo xamante ni la mu ëmb dafa am solo moo tax duñu ci sori ndax xam naa lu ci mën a doon suñu gan dinañu ci gën a gindi docteur Ngom gannaaw bu ma la delloo nuyu dalal la di la laaj rek laaj bu njëkk ci comité d'alerte et de prévention épidémiologique nga dellusiwaat rek ci tënk ci solo sa comité boobu ak la mu ëmb. jërëjëf soxna Fatou Kiné unité d'alerte et de prévention des épidémies moom la kuréel bi ñu naan fekk ak fagaru. te Serigne Mountakha Mbacké ci xaralam ci xam jamono ci dëppoo ak jamono moo ko sos ci ndigalam jaarale ko ci comité d'organisation bi te Serigne Bassirou Abdou Khadr jiite ko donc ndigalu Serigne bi la te dafa bokk intégralement et totalement ci comité d'organisation bi comme ni ma la ko waxee sànq mooy kuréel bi nga xam ne day fekk ak fagaru bépp xeetu jàngoro ndax du corona rek ay jàngoro fekkoon na fi ay jàngoro te dina fi jóge bàyyi fi ay jàngoro donc liggéey boobu ay xalaat la ay axe la ay orientation la bu ñu duggee ci plan d'action bi xam naa dina gën a feeñ ngir waxtaane feebar yi nan lañ koy fagaroo nan lañ yan conseil la ñuy joxe yan dispositif la ñuy mettre en place te sëriñ bi jiital ci bopp bi professeur Lamine Gueye di jàngalekat bu mag professeur Lamine Ndiaye bi nga xam ne sociologue la te Sénégal ñëpp xam ko professeur Massamba Diouf di épidémiologiste di professeur à l'université Cheikh Anta Diop docteur Aline Mbacké moom it di médecin ak docteur Saré bi nga xam ne moo jiite Touba assistance médicale ñooñu ñëpp nag tënku ci comité d'organisation bi sëñ Ousmane jiite ak sëriñ Abdoulaye Gaynde ba Fatma ñoo ngi jaar ci plateau bi di leen nuyu te di leen ziyaare donc loolu daal liggéey bu am solo la bi nga xam ne xalifa bi ci boppam ndigalam la it xalaatam la ngir jàmmi yaramu nit ñi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ak ñi nga xam ne dinañ màggal si ñu wax wàllu épidémie yaa ngi koy wax loolu mu mel ni am na ay jàngoro yoo xamante ni moom ngeen ni fooglu surveillance est-ce que mën nga dellusi si jàngoro yooyu leeral it ni xëy na comité bi du màggal gi rek mais xam naa au-delà loo xamante ni dafay wéy la waaw ndax comité unité bi bu màggal gi jàllee dañuy wéy di liggéey ndax day am évaluation màggal gi passé bi mbas mi demee bi màggal gi jàllee ba mu am 21 jours def nañ point de presse def une évaluation ci ni màggal gi demee it jóge fa fetal wutil màggal gi ñëw donc boobu ba léegi mel na ne
taxawuñu ci xalaat ci partenaires yi ci coordination bi lépp nag ñu tënk ko ci waxtaan en coordination avec le ministère de la santé ak la région médicale ndax mbirum santé c'est une entité régalienne de l'État loolu mbirum état la mooy définir une politique de santé générale ñun comme ay scientifique lañ dañuy def lépp day dëppoog yoonu murit day dëppoog l'islam waaye day sartonte ak li nga xam ne moom la état tënk feebar yi nga xam ne yëpp day wàlle nga xam ne jigante koy defee wala laambisoo maanaam di jaxasoo wala cet wala lekk gi nga xam ne baaxul yooyu yëpp dañuy jël ay dispositions yi nga xam ne bu ci nit ñi jaaree xaj na li ñu bëgg lu ci bari dinañ ko am lu mel ne jumaa ji ñu am fa ay partenaires daayira yu mel ne Muxaddamatul Xidma bu ñëwee dañuy waxtaan ak ñoom sottante ay xalaat def balise yi nit ñi sorente boo duggee ci jumaa ji amul toog lu yàgg da ngay ñaan li ngay ñaan ziyaare daal di dem def ay postes médicaux avancés li wër jumaa ji ak li wër dëkk bi yëpp it suñu partenaires yi ñi nga xam ne dañuy dugg au niveau de la sensibilisation sur le plan social yor ay rajo yor ay flyers yor ay affiches bu ñu duggee di waxtaan ak nit ñi ndax nit mënoo koo dimbali te waxtaan ak moom bu demee ba xam li nga bëgg a wax te njariñam la da koy mën a def message yi ñuy bind sax dañ ciy waxtaan unité bi dañ ciy laaj xalaatam ndax am na sociologue bi ma lay wax nga xam ne xam na nit ñi ni ñuy xalaate ba lii buñ leen ko waxee xaj na dina leen mën a dugg it dina mën a dëppoog li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci dëkk bi. sëñ Xaadim suñ la déggee mooy daanaka lépp luy matuwaay jël ngeen ko lépp loo xam ne day artu ak a gàttandu jël ngeen ko waaye ku xam communauté mouride saafonte ak joxe loxo sujjoot ak yi nu mel da ci am solo te ci contexte bi la ñu nekk gannaaw mesures yooyu ngeen jël après màggal gi naam conseil yooyu ak yeneen yu nu mel ndax veillé nañ ci gel yi xam nga mun nañoo saafonte waaye bu ñu raxasoo yàlla mën nañ cee dimbali bu ñu takkee masque yooyu noonu yéen a ngi ciy gën a teg seen loxo surtout nag après ak dellu bi. dégguma bu baax. ma ne communauté mouride ku leen xam saafonte. dafa nekk loo xam ne dañ koo bëgg joxante loxo ak li nu mel. ngir ci contexte bu ñu nekk ndax bàyyi ngeen xel après naka ngeen di mën a suivre naka ngeen di mën a toppee ñeneen ñi wax leen suñu demee seen kër nañuy raxasu wala ñu utiliser gel ngir nag bu ko defee rek mbas mi bañ a law. jërëjëf Pape Fara laaj bi am na solo wax nga dëgg murit yi africain en général dañuy saafonte loolu lañ xam waaw y a cette chaleur humaine yaa ngi dégg loolu lu baax la waaye it murit yi communauté bu dégg ndigal la ndax mel na ne yoon wi sax ndigal la ko sos yoonu ndigal la murit buy jëfe ndigal ab murit nga ku ko dul jëfe leneen nga te ndigal li kat kenn ko yor muy Sëriñ Muntaxa te moom ci boppam weesu na digle ko da ko jëfe maanaam boo doon mandax mbas mi ci àdduna bi ci Afrique ci Sénégal moom ni mu ci doxe ci résilience boobu ba léegi ëpp na ñaari at man de gisuma jotaay wala photo wala image bu mu génn te takkul masque gisuma ko man it taxawu ñi néew di doole ñi jox ay ab dund fu suñu bët xonqe réew mi mu génne ay koppar joxe wax ju baax dalal ñëpp donc moom ginnaaw bi mu ko doxee ba noppi nag da koo digle te murit yi boo génnee di nga xam ne ndigalul Sëñ Muntaxa loolu ñu ngi koy jëfe ñu ngi takk masque jumaa ji kenn du fa dugg te raxasuwoo fu ci ne dañ fa teg ay barab yi nga xam ne nit ñaa ngi raxasu mbas mi nag demee na ne nga xam ne mënut a ñàkk dund ak moom ndax lu fi sax la lu fi sax nag gan gi nga xam ne daf laa gane si te xamoo kañ lay ñibbi da ngay xool noo dëkk ak moom te dëkkin wi li ci ëpp solo mooy jaamu yàlla te màggal gi
ak cant la màggal gi jaamu yàlla la. léegi docteur di la nuyuwaat di la dalal jàmm comité bi da ngeen di mel ni kuy yëglu waaye tamit di fagaru waaye li ñu seetlu fii mooy li ngeen digle muy mesure barrière yi lu ci ëpp daanaka dafa mel ni dañ koo sax fàtte yaa ngi wax teg ci ay buntu di raxas yooyu naam am na mais le port du masque maanaam takk masque boo dajeeg daanaka 100 personnes xaj na ñaar moom moo ci takk masque et tout ndax gel yi sax nit ñi duñu dem sax ba fàtte ko maanaam ak nit ñi ni ñu bëree ndax loolu tamit yomb na pour ñu fexe ba nit ñi wàccoo ak lépp loo xamante ni digle nañ ko am na yoo xam ne gaa duñ ko mën a ne muy distanciation physique bi loolu moom du mën a ne ci jamono ji ñu toll mais port du masque wax nga ko sëriñ bi def na ko pour montrer l'exemple mais fii ni nekk na lu jafe apparemment pour nit ñi def ko. waaw distanciation physique boobu ngay wax donte nit ñi bari nañ waaye bu ñu taxawul rek mel ne ne dajaloo du am te boo duggee ci jumaa ji da ngay gis ne fi ngay duggee ak fi ngay génne du bokkul te it duñ la may nga taxaw daanaka dañuy daw xam nga murit moom foo ko fekk day am Pastef donc bu duggee ci jumaa ji ñaadam la ñuy def rek siyaare daal di génn ci beneen buntu bi dem ba boo gisee Touba da nga gis ne yëf yi gaaw na féex na waaw li ci des nag mooy prévention ak sensibilisation loolu ñun la war ñëpp la war ma koy waxaat di ci woowaat ñëpp ne loolu scientifique yi dañ ko démontrer romb nañ sax ak science ak ñun ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa la ci ñun fi mu tollu màggal gi bernde yi ak leneen ni mu doone ndigal takk masque yi ak fegu noonu la doone ndigal murid yi nag da nga leen di wax li nga xam ne boo doon ko waxee ñu jéem koo defee te lenn rek la ñuy defee mooy ndigalu sëriñ bi moo tax maa ngi koy fàttaliwaat sama bopp di ko fàttali ñëpp. très bien docteur beneen ponk maa ngi fa wax sànq si njalbeen gi ne cardiologue nga jamono ji nag faaleen yi ak jaañeen yi topp nañ seen loxo ndeyjoor boo demee ci docteur Khadim Ngom mu tegal la wi nga génn dem seeti Fatou Kiné ca ña sant Sourang macha allah ñu jox la laax soo génnaatee xam nga sëñ bi moo woote berne mais également lépp loo gis rek. def ci ndànk daf ciy baax tey yan conseil nga war a jox lu jëm ci wàllum alimentation bi c'est très 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 important parce que maladie cardiovasculaire yi également ñu ngi fi. jërëjëf soxna Faty laaj bi am na solo ndax mbas mi ñuy waxtaane sax doo dégg ñu naan la ñi muy ëpp ñi muy gaañ mooy ñi nga xam ne am nañ ay comorbidité donc mel na ne wattu wala faj comorbidité yooyu sax bokk na ci li ëpp solo ci xeex ak mbas mi ak xeex ak yeneen feebar loolu nag màggal gi la te li mu am solo nga wax ko fi ñëpp a koy déglu te ñu baree ñëw waaye jëfin wi ça doit être dans le long terme lu wéy la war a doon boo de ku ne boo ñibbee ku ci ne war ngay seet sa bopp feebaru xol wala sidit dafa am particularité maanaam dañu naan koy yor du sëqat daanaka c'est des maladies latentes ku ci ne da nga koy doxee ak moom te doo ko yëg moo tax dépistage daf ci am solo médecine préventive daf ci am solo li ñuy tuddee ay facteurs de risque cardiovasculaire am na yi nga xam ne moom kenn mënu ko soppi lu ci mel ne ay at wala lu ci mel ne ab juddu li nga xam ne danga ko doon loolu pour nga soppi ko dina jafe waaye man ngay fagaru di seet sa bopp saa nga dem ci cardiologue mu defal la électrocardiogramme jëlal la sa tension boo jëmee mag mu defal la des tests ischémiques nga xool sa bopp bu baax foo toll am na yi nga xam ne nag mënees na ci def ay jéego comme yan li ci mel ne pon le tabac loolu bokk na ci gën a bon yi nga xam ne day joxe ay maladies cardiovasculaires donc wattandiku ko bokk na ci xeex yi ci ëpp solo li ci mel ne aw yaram li ci mel ne lekk gi cholestérol wàññi dëwlin wàññi suukar wàññi mburu maanaam yi nga xam ne yëpp daanaka fayeen yooyu dañ ko bëgg
boo koy lekkit nga def ko ak modération. waaye docteur yaa ngi naan ñu bàyyi rosi Sénégal dañoo war a bàyyi rosi te ceebu jën mooy suñu plat national docteur bu ñu bàyyee rosi tamit fan lañ jëm xanaa kay ñu wàññi ko wala. waaw wàññi ko wala xool nuñ koy defee rek ba nga xam ne. amet ñaari heure bu xëyee day lekk pain thon donc xam nga kooku bu ko bëggee bàyyiloo mburu ñangeen la faaw mu lijjanti thon bi. waaw mais am na mburu yi nga xam ne li ñuy wax ay pain complet wala pain aux céréales mburu la yu neex. bëgguñu boobu waaw te du bari ngaañ lool. dugub ji ñuy defar da nga ci defar mburu mi nga xam ne dañ ko mën a jëfandikoo. lu ci mel ne diabète bokk na ci yi nga xam ne parce que diabète particularité mooy. booy am mitit doo ko yëg te maladie cardiovasculaire lu mel ne ay infarctus ak ay angine de poitrine sa dënn day métti boo xasee diabète nag mën na lay dal te doo ko yëg nga xam ne day jékki-jékki na xës ci sa kaw te bu boobaa xaj na mën naa trop tard. Hypertension artérielle wàññi xorom di jël say garab di ko équilibrer yooyu it lu ci am solo la et puis di def sport. sédentarité bi baaxul. sédentarité baaxul. nit faaw ngay yëngatu voilà waaw dafa am solo Sénégal nag gis naa ne boo duggee Ndakaaru corniche bi day fees del loolu maa ngi ci encouragé nit ñi. ñuy dox sport nag du dem ba du def mën naa bañ a fort. yëkkati ay weñ ak yooyu waaw déedéet mën ngaa dox rek. dox ba sa yaram tàng. boo jëmee mag surtout doxantu. ànd ak say sët ànd ak say doom wala sa soxna. ngeen doxantu ba sa yaram tàng. guddi gu ne wala ngoon gu ne nga mën ko def. docteur sànq yaa ngi wax ci ba tey ma dellusiwaat ci comité d'alerte bi. ndax sànq bi ngay door yaa ngi wax wàllu évaluation. maanaam xam nga. da ngay nattu xool li nga xamante ni moom ngeen xayma moom ngeen liggéey lan moo ci rëkk-rëkk lan ngeen ci war a renforcer. tey ñu jëm ci màggal gi du ñàkk ni seen évaluation bu ngeen mujj def xëy na teg ngeen ay stratégie avancée ni ñu koy waxee lu jëm ci wàllu màggal gi yan stratégie avancée moom ngeen teg. wax nga dëgg ndax xam nga science Karl Popper dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko tëgg ak ku ñuy wax Claude Bernard da ngay def théorie démontrer génn résultat. màggal gi ñu weesu jeexul rek ñu daal di tëj bagage yi dem dañ ko évaluer te évaluation bi ñu ngi ko sukkandiku ci chiffre officiel yi nga xam ne état du Sénégal bi nga xam ne li mu xam ci réew mi kenn xamu ko ci lañ ci sukkandiku am une équipe de veille bi nga xam ne mooy remonter en temps réel les informations ñaata nit ay feebar ñaata nit la ñu hospitalisé ñaata test ñoo positif yooyu yëpp en temps réel dañ koy xam bu ñu paree yemuñu ci daaw yemuñu ci rek def point de presse dañoo bind article scientifique professeur Massamba Diouf jiite ko ñu bind article publier ko ci ay revue scientifique à l'international ci yi gën a mag ci revue yi ñooñu ñëpp xool ko ci wàllum science ak nattukaay yi xam ne ñii la ñu def mën nañ koo démontrer sur le plan scientifique am xel nangu na ko science nangu na ko yemuñu ci nangu ko dañ ko publier ñëpp jël Sénégal ne moom kat mooy réew mi nga xam ne moo fi njëkk a organiser événement bu ñu toll ñu jóge ci te mbas mi lawul ndax mbas mu law moom kenn mënu ko nëbb kenn mënu ko nuux ñi nekk réanimation wala ñiy faatu bu dalee rek ñëpp dinañ xam ne am na te Sénégal gépp àdduna sépp seere nañ ne daaw résultat yi ñu am Serigne Touba rek lañ koy sante ndax xam nañ ne loxob mag dugg na ci te loolu ci suñum xel la ko def waaye lépp mooma moo tax ren it ci wàllu woowu la ñu teguwaat ak stratégique yooyu ñu defoon li wër jumaa ji sancaan yi raxasu mi mag ñi ñu protéger leen yaa ngi dégg di takk masque yi yooyu yëpp dañ ko jëlaat waaye dafa amat contexte ndax màggal gi duggaat na ci nawet bi bii rek taw na taw moom xéewal la dëgg la waaye xéewal bu ne daa am yu muy raxas day taa day am ay poto nit ñi nañu gën di raxasu ndax choléra nga fi jaaree nga fi yooyu yëpp ay xewalu wàllante yi nga xam ne la
gîtes larvaires yi dañ koy joxe moo tax nañu manq ñu ngi manq ñu ngi nettoyer ñu ngi raxas waaye nag loolu li muy baax duñu teree jaamu yàlla dañuy fagaru dañuy fegu waaye li ñu Serigne Touba digal ci màggal muy sant lekk ko dañ koy defaale c'est ce qu'on appelle la résilience docteur am na solo bu baax a baax li mu koy wax léegi waaw màggal gi tombé ak nawet bi feebar yu bëree bëri daal di am waaye gis nañ ci Touba ñu daloo hôpital bu yees macha allah loolu lan la mën a yokk ci paj mi fii nga xam ne waxuma sax Touba ak li ko wër waaw loolu xéwal la loolu xéwal la te nit bu defee lu baax danga naan ko waaw góor ndax day yokk ngóoro danga naan état la waroon donc bu ko defee lu jaadu la waaye ku ne li bari na lu jaadu te duñ ko def waaye boo jëlee Touba ci dayo ci population ci position géographique ci position économique mu am hôpital bu dëppoog dayob Touba lu jaadu la en termes de population Touba gën a rëy ginnaaw Ndakaaru ci Sénégal en termes de position géographique day drainer ce qu'on appelle un bassin de population dëkk yu ko wër yëpp muy Njaareem di Louga di Jolof di Linguère di Kaffrine képp ku sa bopp di metti Touba ngay jaar bala ngay yegg Ndakaaru moo tax ça sera une manière d'alléger Dakar waaw hôpital bi du fi yem ndax murid yi ay borom pëstéef lañ dinañ ko fonk dinañ ko taxawu képp kuy ab docteur di borom xam-xam ci Sénégal ak ci bitim réew dinañ ko gën a defar te it li ma ca gis mooy du fi yem dinañ ko équiper ba mu niveau 3 la ñuy wax dinañ dem ba mu weesu fuuf ba Ndakaaru nit ñi dañ fay jógee di faju si Touba ndax Sëriñ Muntaxa réeréwoo mbir ne mi ngi tabax université te mën nañoo njort ne mbirum médecine mën nañ ko fa jàngale moom nag mooy sunu sëriñ te ab sëriñ kenn du ko digal la ndigal n'est pas quérable da ngay bàyyi ba mu ñor mu wadd waaye université ëttub xam-xam la te xeeti xam-xami médecine dañ koy jàngale ci yeneen langues yi nga xam ne du français boo demee dans les pays arabes wala dans le Maghreb tout l'enseignement se fait en arabe il peut y avoir ici des écoles de médecine avec njàngale mi nga xam ne arabe lay doon avec des terrains de stage yi nga xam ne hôpitaux yooyu lay doon moo tax daal bëgg nañu ci ñu ngi ci sant gouvernement ak état bu Sénégal di ñaan population yi fonk ko respecté ko muy set parce que tabax baax na waaye entretien ko gën machines yi ñu koy defar di ko toppatoo ñëpp yaru te discipliné te jëfe ndigal yi nga xam ne moom la médecin yi wax. jërëjëf merci beaucoup docteur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf soxna Faty. jërëjëf maa leen di sant bu baax ci dalal bi ngeen mi dalal. jërëjëf waxtaan bi am na solo. xam naa nelawuma lu bari moo tax lu ci bari. waxtaan bi am na solo lu ci bari gëllu góose na. waaye lu ci dëng lépp maa ngi koy tuub. jërëjëf lu ci jub lépp nag ñu ngi koy sant sëriñ bi. jërëjëf. docteur Khadim Ngom cardiologue membre bokk ci unité d'alerte ak prévention épidémiologique bi nga xam ne khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moo ko teg dañuy dalal également sunu beneen invité merci beaucoup docteur capitaine Falilou Sarr chef de la brigade régionale d'hygiène bu Diourbel sànq rek ñu ngi koy wax ak naata maa ngi naan ko service d'hygiène ñoom it liggéey bu am solo la ñuy def di liggéey bu rëy bu fekkee ni capitaine Falilou Sarr yegsi na ñu dem jëli ko sinon une petite pause et puis on revient dellu siwaat dalal sunu deuxième invité. وفي سفر هماني
jaajëfal ci liggéey bu am solo boobu. ñaareelu invité bi yegsi na moom it amul jot wax dëgg fa yàlla téye nañ ko fi waaye nag waxtaan wi saa su ne day am solo capitaine Falilou Sarr la mon capitaine maa ngi lay nuyu di la dalal di amati mbégte di jàkkaarloo ak yow. maa ngi lay fay soxna Fati. di la nuyu di nuyu ñi ma seqal jataay bi. muy kanam yi ñu miin rawatina. Pape Fara moom def nañu Fuuta man ak moom Lille Amorphile. di yóbbante ngërëm ak kent rek kër gi ngeen bokk. kilifa yi. di sant yàlla sunu borom mi nu boole ci liggéey bi. ndax jar naa sant. di leen wax naan noo ngi service national de l'hygiène laa fi teewal. yor kàddu donc médecin colonel Diop. pour ñu ànd rek li nga xam ni mën nañ ko indi ci leeral. ak jàppandal ak ay tegtal. ba kenn ku ci nekk gën a mën a xam nooy jàppe ci màggal. mi ngi noonu Naata moom nag capitaine Falilou Sarr mooy chef bu brigade régionale d'hygiène. ci diwaanu Njaareem. waaw ci diwaanu Njaareem di la dalal jàmm capitaine Sarr di la nuyu. Njaareem la ñu wax waaye comme tey jii nii xañ na li xew-xew bi moo ko laaj. Touba la ñuy gën di waxtaanee. capitaine encore une fois màggal bi ren dafa tombeek ñaari contexte benn bi di crise sanitaire bi ñuy dund. ba ca des di nawet bi crise bi am na lu mu fi def nawet bi tamit waxi noppi ndax ci seen dispositif ndax da ngeen jël en compte ñaar yooyu te kenn naka ngeen tegee dispositif bi de telle sorte que jàngoro bi non seulement bañ a law waaye tamit jafe-jafe yi ñu am ci nawet bi it ñu mën koo gérer bu baax a baax. fii ci jërëjëf soxna Naata. ni nga ko waxee rek noonu la loolu mooy mbir mi contexte bi cadre bi noonu la. màggal ku ne xam na ni moom rek doy na soxla. dafay dajee ci nit bu fekkee dafa ñëw ci biir nawet ak ndox mi gis ngeen démb ci guddi ni mu fanaanee taw. rawatina ci contexte global bi nga xam ni àdduna gépp wërngal muy jàngoro ji. dafay daal di nekk lu jafe ci ab seen. mbaa ak jub. buñ ko jubee di ko waajal dafay mel ne loolu yëpp ay jafe-jafe la waaye danoo ñëw fii liggéey ngir jànkonte ak jafe-jafe yi comme ni ngeen koy jànkonte waajal nañ ko nag ni ñu ko waroon a waajale yàgg na mat na ay weeri weer ñi ngi ciy liggéey di ci daje di ci waxtaan ni nga ko waxee nit ñi ñëw di jóge ci yeneen réew xëy na mën nañoo ñëw sax am na ci jóge réew yu am ay jàngoro xam ngeen ko nous sommes dans la sous-région africaine. li fi nekk ci jàngoro waaye lu ci mën a nekk rek mooy service national de l'hygiène nga xam ne benn la ci jumtuwaay ministère de la santé et de l'action sociale. moom mi nga xam ne fàggandiku lañ ko féetale. depuis ñetti weer daanaka noo ngi Touba. dispositif bi mat na sëkk ci wàllu juróomi poñ yoo xam ni moom la ñuy feeñee gannaaw bu ci génnee benn bi nga xam ne ñëpp ko bokk muy communication bi. waaw bon matuwaay yi bu nu mën nañ cee dugg ci détail bu leen soobee. waaw Fatou moom tey yaakaar naa sax ni ñu invité yi ñu am dafa am solo. macha allah ndax santé la ñu jógee dem ci hygiène. te yaakaar naa ni dëggal na ko ñaari secteur yu lëkkaloo la kenn mënu leen a xaajale. sànq également ñu ngi dégg ci suñu gan gi fi jógee léegi docteur Ngom bi muy wax ci affaire nawet beeg yooyu xam nga site larvaire yeeg yooyu. te gis nga Touba ni mu mel ci jamono ji ngeen féetee ci service d'hygiène lu soxal wàllu larve yooyu nga xam ne dafa am njeexital ci wàllu wér-gu-yaram ban liggéey ngeen ciy def jamono ji. waaw jërëjëf soxna si mooy niñ ko doon defee rek juróomi bunt boo xam ne benn bi jiitu moom la ñu gën a xamee mooy jéem a faagaagal yi joxe jàngoro yi pompe bi defe naa bu ñuy natt sax defe naa ni téeméer bu ne juróom-ñett fukki yi fa lañ ñuy nattee donte Touba rëy na rëy goo xam ni mënuñoo pompe fépp it depuis le 6 noo ngi fi dal yi nga xam ne si sëñ bi moo ko tànnal boppam muy surtout jumaa ju mag yi kër sëñ Touba yi nga xam ne mooy résidence yi waaye yeneen dal yoo xam ne si sunu buntu ci comité d'organisation bi mooy sëñ Mbacke Abdourahmane ak sëñ Cheikh Bamba Abi Mbacke ñoo ñu jox ay liste muy dal yu mag yi bon pompe bi def nan ko ci biir kër yi nga xam ni kem man nanu ko ndax xam nga kër yi Touba yi ni mu toll loolu ci biir kër yi dañ ko mottulee pompe boo xam ni am na ñetti guddi yu tegaloo yoo xam ni ci mbedd yi la ñuy jaar niñ ko waxee nawet bi ak ndox mi yooyu dañuy juddu di naaw weñ yi di juddu di naaw bon wàññi leen am na ci solo ci lañ def dispositif boo xam ne si ñaari oto yi dañ doon def saupoudrage maanaam ñi ngi doon jëfandikoo poudre ñaari oto yi dañ doon nébulisation dañ doon jëfandikoo liquide bi lu mat ñetti guddi ba ñeent bii ci guddi rek
def nañu opération boo xam ni bi mu sewatee li muy guddi waraat nañu ndomb jumaa ju mag gi dugg ci ak benn partenaire boo xam ne ab taalibe la ñu koy wax Kanté mu ñëwoon indi woon produit yu am solo. loolu mooy wane ni màggal gàmmu gi ak plutôt. màggal gi grande mosquée bi ak résidence yi ñoom mën nañu à chaque fois ñu leen di désinfecté. mais ci wàllu pompe bi daal loolu la waaye waajal bi aussi yemul ci pompe rek. waxtu bi may wax ak yéen équipe yi doon pompe dañu teg appareil yi dugg ci dëkk bi dugg ci marché bi. foofu laa bëggoon ñëw marché bi xam nga capitaine mbooloo mu dajee lu toll ni du neex a contrôler gis nañ sax bu dara xewul ñu wàcc ci marché bi léeg-léeg ngeen jox ñu ay information jàpp ngeen tonn itam produit yoo xam ne day dugg fii nag li ñu fi jëfandikoo muy denrée de première nécessité ceeb diwlin ndawal pomme de terre soble façon bu ne ngay gis fan ngeen toll ci liggéey bi. waaw moom laa wax noonu. ku ni màggal gannaaw farata yàlla yi ku ni màggal da nga ni njàngum alxuraan da nga ni njàngum xasida waaye surtout da nga ni bernde bernde daanaka mooy li gën a soxal caameen yi ak sama classe gi waaye nag xam ngeen aussi bu jotee ku ne day ñëw te am na ñoo xam ne dañuy ñëw ak kell nga te mu ren bi defe naa ni mooy ci màggal gi su ma ko fàttewul mooy nga sàkku ci lu lew fàggu lu lew waaw fàggu lu lew boobu nag am nañu màggal si am na ñuy raas si déem ñii di gàmmu ñii di raas si déem ñii di gàmmu ñii di raas déem tàmbali nañ ko nag lu mat ñaari weer ndax dañuy def pré couverture boo xam ni maa ngi koy def ak su brigade spéciale d'hygiène Touba ak brigade départementale Mbacké bu boobaa ñi ñuy dimbali jóge ci région yi du ñëwagul rek avant ñuy tàmbali déclencher couverture proprement dite bi jàpp nañ ci diggante xeetu ñam yooyu lu bare bari mënu ma waxagun kii bi ndax noppeegunu waaye bu nu noppee xëy na danañ leen baaxee bu nu àggee ci bilan bi ñam yëpp ni nga ko waxee waaye surtout loo xam ni naan gi la mu jëm ci boisson bi saf suukar muy jëm ci meew yi aussi mu jëm ci yi safal cin yi yiñ ciy def bokk na ci aussi yeneen xeet yu mel ne ay moutarde yu mel ne ay mayonnaise maanaam ay chocolat lépp produit yi nga xam ne yëpp daal ay conditionné la ay manufacturé la liñ ci jàpp bari goo xam ni boo demoon ca magasin ba fem ne dara xajatu fa ñoo ñuy def loolu nag am na ci ñoo xam si dañuy ñëw tëgg wanteer moo tax toujours dama naan boo ñëwee fekk ci marché bi ku lay jaay butéelu ndox bi bu daan jar juróomi dërëm mu ne la kaay ma jaay la ko ñaari dërëm war ngaa xoolaat butéel ba bu baax loolu mooy li nga xam ni mooy beneen buntu bi ni nga ko duggee contrôle denrées alimentaires yi ci biir marché bi ci biir jabi ak ci biir kër yi aussi mais ci biir ñaam yi ba léegi am nañu aussi taxawaay bu ñuy def ànd ko ak waañ yu mag yi di leen gunge ci wàllu ñam yoo xam ne du jaar ci ndox bi du jaar ci sawara si maanaam du ñamuñu togg bu boobaa day yittewoo aussi ñu gën leen a wax la nga xam ni mooy crudité yooyu gën leen a fàttali taxawaay biñ ci war a def pour man koo laabal bu baax désinfecté ko muy salade yi muy crudité yi muy àndal loolu tamit ñoo ngi koy def ak ndox mi aussi ñoo ngi ci jërëjëf sëñ Fallou wax nga lu am solo lu yitteel faat yi waañ yi waaw ñu pompé ko defar ko yaakaar naa ne am na solo ndax ay mbooloo la ñuy jox di la jaajëfal faat yi wax na dëgg def nañu Fuuta yëpp Île à Morphil bi temps bi Ebola amee ci lavage des mains temps yi moo nekk Saint-Louis ak li ko wër liggéey bu am solo ci raxasu bi yaakaar naa loolu mbiram la bu baax a baax capitaine waaye fii tamit dafa am loo xam ne dañ koo nemmeeku teg paan ñëpp dugal loxo di raxasu je crois que loolu tamit lan lañ ci mën a def ba li nu mel du lawal jàngoro ji yaa ngi ko dem wax keroog raxasoog ndox bàyyi ba lekk ba pare jël saabu dindi niin la rek waaye du dindi du setal waaw mooy pàttali gi ba wax rek ñeel waañ yi ndax ci waañ mi la xéewal yi jógee bu ñuy dënalee baaxoon nañu raxasu ndoxam mais raxasu mu jëkk lañu baaxoowul boole ak saabu te saabu moom bu dee benn doos nga ci war a jël raxasu bu njëkk baa ko moom lu tax mooy loxo yi fu ne lañ koy teg fu ne lañ koy dugal ak nuyoo beeg lépp bon bala ñoo jël ñam wi nga xam ne loxo bee koy jël yool ko ci gémmiñ gi mu dem ci biir bi loxo boobu yi war nañ ko seetal ba mu set bon raxasu mu njëkk moo laaj saabu
donte bu mujj bi boo jëlul saabu sax amul jàngoro jum lay jox xanaa nii naay baak ak nam lay gêné ak xeeñaay ba rek waaye loolu moom sur le plan sanitaire amul danger man naa wax loolu ndax dong ngay xam nañ li may wax bu naan raxasu ba pare dañ koy diw ci suñu bopp bu nekkee ci daara ji te duñu wax feebar c'est que ñuy li nga wax rek sañse bi la ñu bañ mu yàqu wala nga def sa benn parfum moo tax ñuy raxasoog saabu bu ñu lekkee ba pare mais saabu bi avant ngay lekk la waroon a nekk saabu bi farata bu fekkee benn yoon nga ko war a laal bala ngaa lekk nga koy jël te it benn ndab même bu amee saabu ñëpp jooju seeni loxo raxasu amu fa ka jëkk raxasu rek am raxasu bon moo tax ci partenaires yi am na ñu ñuy jàppale am na ñu bëri ñu ñëw ñoo xam ne raxasukaay yi ànd ak sata la ak wala raxasukaay yi taxaw nga xam ne day mel ni robinet yooyu daal bu nu fa xowoon ba daal luy mag yi waa Touba xam naa ni danañ ci gën a waxtaan bu ndigal li gën a jóg mën nañu kër gu nekk dan nañoo am dispositif lavage mais bon xam ni bala ñoo dënale système tipi tap baaxoon na fi. tipi tap comme ni nga ko xamee ni ñu ko defee woon Fuuta sunu yoon woowu ma lay waxee. am na benn programme bu tudd ATPC assainissement total piloté par la communauté. moom mooy nit ki li mu mën ci wérgu yaramam ci wàllu fàggu. nga tàggat ko soññi ko ba mën koo defal boppam ndax wérgu yaram day capital boo xam ni baax na ñu def ay fajukaay ndax faaw nuy fopp di faju waaye mbooloo mu mel nii li gën a am solo mooy kenn ku ci ne nga fexe ba dàggi ko ba mu jël matuwaay boo xam ni lii koy aar ci jàngoro lu ci bari dana ko defal boppam loolu la ñuy wax naan ce qu'il fait pour lui-même et par lui-même individu bu nekk nit ku ne la ngay def pour sa bopp defal ko sa bopp mooy fàgguteef gi ndax bu dee wopp moom faju docteur doo nga lay faj mais li nga mën def ko sa waaju say njaboot defal ko say gan ci bernde bi mooy daal ñun ñëpp ñu ñaaxante kenn ku ne la nga war a mën a def ci fàgguteef ci bàyyi xel ci ñam yi ngay jënd waaye aussi ndox mi war nañ cee wax. ndox mi waaw. ndox de fi mu ne nii dafa mel ne sax gox yu bëri gis ko rek. exactement jafe-jafe la n'est-ce pas. waaw surtout boo ko gisee li gën a kii mooy ndox bu baree sax. dafa jafe sellal waxuma la ak bu néewee ba nga xam ne dañ koy sakkanal ndox moom bu sakkanal amee rek mooy li tubaab di wax thésaurisation dañ koy daal di sakkanal di ko dencin yooyu moo dul nekk anam yu sell mooy indi tilimal waaye rawatina bassin yi amul kubéer mais lu ci mën a am lu nekk rek eau de javel baa ngi ni gaaññi mais ndox bi ma gën a bëgg a insister mooy ndox bi ñu jëfandikoo directement di ko naan ndax ndox mu la day jaar ci cin li xëy na wala ñu ciy raxas war nañ koo laabal waaye ndox mi ne ci marché bi nga xam ne xam nga Touba ndox mi génn ci robinet yi dafa xaw a saf xorom ñu ci bëri mooy noonu li ñuy jëfandikoo dañ koy jëndi yu mel ne yenn yi nga xam ne eau minérale la amul problème ndax production industrielle la fañ koo defar barab ya sellal ko def ci liñ ciy def waaye ñi nga xam ne dañoo ne ci mbuus yi démb am na équipe bu ma envoyé ñu def diggante Mbàkke Saata ba Dala gis nañ fi lu mat juróom fukki teen am na juróomi teen yoo xam ne ni ñuy tànkee ndox mi ci teen bi noonu lañ ko solee ci sàcce bi maanaam segguñu ko amul pré-traitement physique defuñu ci benn produit chimique buy rey doomi jàngoro yi. mais doguma la moom capitaine léeg-léeg nga jënd sachet ndox. mu saf sàpp xorom nga xam ne ni ndox robinet la ay particules ci biir waaw surtout ndox moom liñ naan sow lu cay ñuul bokku ca ndox lu cay matière en suspension maanaam luy nëx rek bokku ca ndox surtout ndox mu ñu defar ni dañ koo kaste di ko jaay foo yëkkatee gis ni nëx na jàppal ni ndox moomu sellul ndox ma wóorul nanu bàyyi xel lool ci parce que am gan di bernde jël xaalis jënd kim ndox ma nekk posen buy posen say kii lu ñu war a seetlu la ku ko ci gis waaw dama bëgg wax ne tey jii may wax nii rek am na équipe yu delluwaat ci teen yi parce que xam nga teen yi ndox yu neex yi daanaka liñ ci xamagun nun mën na juróom benn téeméer ci li wër Touba wër ndomba li wër Touba diggante Mbàkke Saata Dala ak fii num tuddi bon gis nga ni ñooñu am na ci ñu jël seen matuwaay teg tout un système de pré-traitement physique ak pré-traitement chimique maanaam danañ sellal ndox mi ci segg ko dindi lu ci bokkul waaye danañ ci dolli ay jumtuwaay yoo xam ne dana rey doomu jàngoro bu mu fekk ñooñu moom gàcce ngaalaama li ñuy def seen ndox amul problème damaa dem ba démb capitaine Keita bi muy dem réunion district dama ko neel ICP yi ak docteur yëpp dañu baaxoo bu ñu bindalee xale sirop ni ko boo demee na nga jënd ndoxum sachet def ko ci bu mu leen waxati ndoxu sachet na leen wax nañu jënd ndox en bouteille industriel parce que ndoxu sachet yi liñ ci gis du nu yëpp baaxul waaye yi ci sikk mooy yàq ya ca baax ba tax na jaboot boo ko nee ndoxu sachet xamul ba muy jënd te booba boo ko defee ci antibiotique bi waxatuma la faj gone ga waaye poson lay doon ci xale
colonel yaa ngi wax sànq liggéey bi ngay def wax nga ba wax wër ndomb te ku ne xam na ni wër ndomb moom dafa laaj effectif bu am solo déggoon nañu ci ay jamono ngeen di faral di ñaxtu ci ñàkkum personnel bu doy ci service d'hygiène boobu mën na gën a yéen a ngi yëglu yéen a ngi ci xeex ñu bëggoon xam fi mu ne nii fan ngeen toll ci xeex boobu. waaw maanaam ci dagaan boobu maanaam duñ ko tudd xeex sax waaye dagaan ak fàggandiku ak aussi maanaam daal di bëgg li gën a baax ndax service d'hygiène dëkk bu nee na population ba toll dafa am ratio bu war a nekk ba léegi àggaguñu foofu sori nañ ko lool ndax bu ñu toogee fii dañuy wax li nga xam ne moo nekk waaye mois bi passé le 6 d'ailleurs moo tax sax mënuñu woon démarrer le 6 bi passé lancé nañ benn concours recrutement ay agents def nañ concours bi le 6 ñoo ngi xaar résultat yi ñooñu bu ñu noppee rek dañ leen di yóbbu xombal formation te bu noppee am na ñeneen ñi ci toppaat ci biir at mi bon defe naa ni état bi maintenant jël na mesure importance service d'hygiène aussi xam na situation bi ni mu demee moo tax affaire yooyu mi ngi ne bu gënoon a gaaw nag ñu defal ay recrutement exceptionnel lu mel ne ay 1000 2000 ni ñu defaree suñu yeneen nattangoo yi bu ñu woon tey nañu jël bu ñu amoon junni rek du ma ni dana matal lépp waaye dana tax Touba bu ñu ñëwoon tey boo fi indi woon juróom-benni téeméer wala juróom-ñetti téeméeri agent dina gën a jàpp ni ci màggal gi bu gàmmu ga ñëwee ñu def noonu loolu daal foofu lañ toll mais nag ñàkk gi mu ñàkkoon manqué gi mu manqué woon ba léegi waa dara soppiku ci donte ñoo ngi góorgóorlu mbirum problème matériel bi moom du ma ne réglé wu na waaye li ëpp solo am nañ ko ndax région bu ne léegi am nañu dem waay fi mu ne Touba ñaar fukki pick-up ngi fi yoo xam ne ci région yi lañ jógee donc daaw lañ ko daloo woon amuñu problème mais effectif bi daal moom wax dëgg yàlla lu mu gën a gaaw comme ni ma ko waxee recruter ñi ngi recruter en cours waaye lu mu gën a gaaw gën a sakkan gën a bari moo ci gën ndax région yi soxla nañ ko fu mel ne Dakar rek li effectif national bi doyu ko fu mel ne Touba effectif national bi doyu ko rawatina yeneen dëkk yu mag yëpp ak région yi. capitaine Sarr man damay dellu si waat tuuti ci mbas mi dafa am benn protocole boo xam ne moom lañ tëral pour nit bu faatu ci Covid bi gis nañ sax ni yëf yi mi ngi wàññeeku bilan bu mujj bi ñeent la di ñaan yëf yi gën a jëm kanam donc waa service d'hygiène ñoom ñooy defar sapeur pompier ñoom ñooy transporter Croix-Rouge ñoom ñooy dem ci rob bi ndax amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ni amoon ngeen ko fii ci Touba nit ñoo xamante ni dañuy lànk xaj na bu seen benn mbokk décédé ci Covid bi ñu bañ ni keneen du ko laal ñoom ñoo koy laal ak gàllankoor yi mu leen indil ci wàllum xeex mbas moomu le waaw loolu soxna naata noonu nga ko waxee sax noonu la amee am na ñooñ dañoo fañoon àndandoo googu mbaa boog taxawu boobu ñu leen war a taxawu am na ñooñ dañ ko bañoon ba sax jaral na leen lu nekk waaye xam nga ab naxante lay doon réew mi ni mu demee dafa am ay réalité bi ñu ñëwee fi Touba gi amoon na fi waaye danoo dem ci ñi ñu war a dem jaar fi ñu war a jaar ñu sensibiliser liñ naan leen lu nekk rek xëy na léeg-léeg wërsëg dana jóge ci njoñ troisième vague bi jëlee na fi loolu mën naa la ko wax troisième vague bi bu ñëwee amatuñu woon benn résistance ci par rapport ak non seulement li ñu tuddee enterrement di sécuriser maanaam ki nga xam ne yàlla dafa jël bakkanam niñ koy waajale ak nañ koy dencee niñ ko waxee ñetti services yu ko séq waaye sax ñi nga xam ne kër yi mu daan am nga xam ne dañ doon wëlbatiku ni kër gi am na nu ñëw bëgg a aar ña fa nekk ndax jarak am na fa ñu doon ko bañ léegi dañ na léegi fu mu am ñoo lay woo noo ngi sant yàlla nag ndax woote bi néew na lool ndax kaa yaa ngi wàññiku bu baax a baax waaye dañ ci war a gën a farlu ndax wàññiku du ni dem na mën na wàññiku ndax xalu ndéef rek laa koy jàppe li ñu naan xalu ndéef gëmm na waaye fayul bon bu ñu demee ba mu wàññeeku ba ñëw ba agsi fii dañu waroon a gën a góorgóorlu ca nanu def ba mu wàññeeku muy kenn ku nekk ci sa bopp muy mbooloo mi bu ñu àndee maanaam je veux dire de façon individuelle et collective kenn ku ci ne fa nga jàppoon ba mu wàññeeku nga ni nanu ko doggulu benn yoon ni suñu benn fant laa ko mën a tuddee Déthié Diouf liggéey bu rafet mi ngi koy def ak service d'hygiène fu mu mënti dem fu ne mu ngi naan ñu doggulu yëf yi ànd ko service d'hygiène bon ñun ñëpp kenn ku ci nekk war ngaa mën a def noonu. capitaine keroog yaa ngi ko dem wax ci ndaje beeg ministre bi yaakaar naa dafa laaj logistique bu bëri ay oto li nu mel ak carburant loolu nga dem jàmbat keroog mbaa mot na. waaw mat na mën naa la wax ni la googu fànn moom wax naa ko léegi junj naa ko. problème moyens yi effectif maanaam ressources humaines lañu am problème. mais ressources humaines yi fi ne li ñu am ci logistique fi mu ne nii dañuy xëy dispatché bu ñu xëyee depuis le 6 lu mat fukki pick-up ak ñaar danañ ko jox comité bi. nga xam ne ñoom ñooy def seen liste am yeneen yu nekk en stand-by pour intervention ak
réclamation yi. bon googu fànn camions yi sax ngi gaare ak bus yi. googu fànn ci logistique bi. xëy na ku yokk cere yokk ñeex. bu ñu demee bi tamit Fati am na solo. am na solo waaw des foos yeeg yi nu mel. après oto yu bon yi yoo xam ne tamit fañ koy tuuri yaa ngi dem wax am na ñoo xam ne ci réseau bi lañ koy defaat. te loolu mën nañ di jàngar wala mu tuuru ci mbedd meeg nawet bi. waaw tamit am ngeen ci ay intervention yoo waaw am nañ ci ay intervention ci waxtaan ak yeete ak ñaax nit ñi waaye am nañ ci aussi ay intervention sur le plan de la police de l'hygiène maanaam daan yi yoon teg am nañ ci ñu ci daan mën naa la ni daan nañ ci daanaka xaalis dugal nañ ci xaalis bu bëree bëri ndax bu fekkee nit ki dafa jël camion moo xam camion yi état bi jox sëriñ bi la ci comité bi mu toll ci juróom fukk ba ñu ñëwee ñu xool leen yi nga xam ne ñu ngi seep wala seen amuñu étanchéité ñu wax ak ñoom ba ñu réparé. waaye ñooña lu mat seen lu leen ñaar ca nekk na fi par rapport au privé muy ñi nga xam ne dañoo ñëw pour liggéey si wutu xaalis muy ñi nga xam ne dañoo jël seen i oto jébbal seen i sëriñ ci googu fànn. dans tous les cas lépp téeméeri oto vidange a ngi ci dëkk bi. léegi nag ni ma ko waxee keroog ngeen seere ko ci kanam ministre de l'intérieur. mooy dafa am ab pëccëxoo bu ci am. ndax ndox mi taa waa Touba ca kanam dañoo am oto yoo xam ni ndox mi taa rek la ñuy jël eau pluviale bi buñ ko jëlee fi mu taa dañuy dem ba dugal ko ci réseau assainissement bi. maanaam ñoom duñ ko yóbbu cadre Ballo ji duñ ko yóbbu Mbàkke. fi ñuy yóbbu lii génn ci fosse yi xam nga bokkuñu waaye nag. comme ni ñuy wax gars yi am na ni ko soxna naa da waxee rek ñi màggal seeg ñi nga xam ne léeg-léeg li leen indi ñoo ñëw dañuy manque dañ leen di fay ñu manque ba seen camion fees ñaari pasine la ñu am benn bi mooy duñ ko tëj bu baax dañ koy bàyyi muy xeeli ndànk bu ñu déparé fii bala ñoo génn dëkk bi mu jeex ñu wàññi ko ñëw loolu mooy mani bu njëkk bi beneen bi ci des mooy dañuy sàcc ni waatu camion Touba ji kanam yi jël eau pluviale di ko def ci réseau bi ñoom it dañuy gestu gauche gestu droite buñ gisul ñu def loola ci réseau bi ñooñu ñu ngi leen di jàpp. ñu ngi ciy jàpp xam nga li ko xaw a doy waar sax mooy bëggunoo immobiliser camion yi ndax ku ci defoon kon infraction dañu war a immobiliser waaye bu ñu immobiliser camion bi day daal di wëlbatiku yuux day jib fuñ ko foogewul ndax dañuy daal di gàllankoor liggéeyu manque bi ci kër yi. te sëriñ bi li ko soxal mooy 4000 voyages. li koy nag 4000 voyages état bi moom la diggee ak moom. ñeenti junni ay yoo xam ne oto yooyu danañ ko dugg. bu nu immobiliser oto yi day daal di nekk gàllankoor. moo tax dañuy ëf di mat. di nu mu tudd di léeg-léeg nga téye nu mu tudd di ñëwante waaye ba léegi daal. noo ngi koy maîtriser situation boobu. très bien jërëjëf merci beaucoup mon capitaine waxtaan bi am na solo ni ko Fatou Kiné waxee ñu jugee ci docteur Khadim Ngom dal ci capitaine Falilou Sarr mu jiite service d'hygiène bu diwaanu Njaareem li nga indi am na solo ñu lay jaajëfal bu baax di rafetlu également sa teewaay walaay jot amul xam nañ lépp mais dangaa ñëw quand même indil ñu sa participation ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax. waaw ñun ñu leen di jaajëf rek xam nga nun ak yéen moom ni ñu wax rek kii ragal ci néew bi ak kii amul fu mu fanaan ubal buntu bi du leen boole. dëgg la seen liggéey dañ koy rafetlu ndax lii bokk na ci buntu yi askan yu mën a jotee li ñu soxla ba jëfandikoo ko. bon yéen it dañ leen di jaajëfal rek nan santante rek waaye bu noppee nu bokk sant yàlla. sant sëñ Tuubaa mi ñu fi dajale. di leen waaw góoral ndax Fatou ki nekk journal bu wolof yeeg. ak soxna naata ñoom. Fatou suba teel geeg yooyu macha allah daal ñu ngi leen di gërëm ci turu colonel Maodo Malick Diop ak ministre de la santé ñu ngi leen di wax jàppale bi ngeen jàppale askan wi ci wàllu wér-gu-yaram ëpp na ñu taxawal hôpital di ca faj dama ni faj bi du ñàkk waaye fagaru bi ngeen di def nii lu am solo la merci beaucoup mon capitaine ñu ko doon dalal ci sunu yor-yoru màggal xam naa daanaka ñu ngi ci waxtu yu mujj yi ndax dañuy dalal Mamour Cissé léegi laata ñuy jël waa Nescafé ñu dem une petite pause bu ñu dellu si waatee dalal Mamour Cissé ci avant-dernière partie bi. ci Mamour Cissé Mamour itam bokk fii ci
di suñu collègue di ñu toppal jëm ci wàllum daara yi Mamour ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna Fatou di la ziare jox sa wàccuwaay di ziare soxna Naata di ziare Pape Fara Fatou Kiné di ziare itam téléspectateurs yi ñuy seetaan ci dëkk bu tedd bi di Touba. comme ni ma ko waxee rek yaatal alxuraan ci dëkk bi. très bien tey nga dem ci daara yi cosaan ci dëkk bi bëri na ay kàngam yu ñuy gis foofee la ñu jaar. muy kër Serigne Souhaïbou Mbacké bu Cheikh Ahmadou Bamba di daara joo xamante ni kër la sax ndax kër Serigne Touba foofu la njëkk a doon fii ci liñ ñu nettali macha allah mu bëri njaboot goo xamante ni ci njabootu Serigne bi fa lañ jàngee alxuraanul karim def naa ne li ci gën a fës rek dañuy bàyyi élément bi mu jàll ci ndimbalu ñu dem seetaani élément bi dellu siwaat. boo jàngal alxuraan ñu xamal la yàlla li la war ci moom ak ni nga ko war a jàppee daa am lu la war nag ci yàlla nga war a julli nga war a woo nga war a natt asaka loolu noo koy defee kon nag la lay wax ne ñi nga koy defee waxtu wi nga koy def loolu xam-xam moom ñu tuddee fiqh ñu ko tuddee ci français jurisprudence xam-xam boobu tamit suñu changement bi dafa jàngale wut tamit ay ndaw yu ko jàngale ñu jàngatee ba nag xam-xam bu amaat solo bu ñu tuddee xam-xamu al ihsaan wala ñu ko tuddee tasawuf ñu koy tuddee ilmul axlaaq wala ilmul suluk ñu ko tuddee baax na mooy beneen xam-xam bi nga xam ne moo mottali ñaari yi nit ki bu amee pas-pas bu baax di jaamu yàlla nag dafa war a am ixlaas mooy sellal ko mooy di ko defee nu rafet. sadaqallahul azim Mamour yaa ngi koy wax ci sa njalbeen nga dem ci daara joo xam ne tey saa yu ñu ko tuddee xel dem ci góor gu sell ga Serigne Souhaïbou Mbacké mi ñu fi bàyyi téere bi bañ nañ ko ba kuréer wala nga am lënt-lënt da ngay ibbi téere Serigne Souhaïbou bi n'est-ce pas Naata am na nag yu ñu arrangé ñun nga xam ne suñu njàng soriwut ci partie française ba rek ngay dem daal di koy lire mu wax la lépp bind na bàyyi fi kon tey itam njaboot dem fi bàyyi ñu ngay wéyal liggéey boobu ndax tey bari na waa kër Serigne bi ñoo xam ne daara jooju lañ jaar tey. jërëjëf soxna Fatou di ko dëggal bu baax rek xanaa di ziaraat waa daara ji Serigne Mbacké Diakhaté Serigne Mahmadan di leen jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee comme ni nga ko waxee rek ñu feere ci Serigne Souhaïbou moom ku ne xam ne nan demoon ak alxuraan Serigne Touba da koo waajal bu baax a baax ndax ci waxtu wi nga xamee ne doon na tout tànk àndoon ak nijaayam bi ñuy wax Serigne Amsatou Diakhaté Serigne bi woolu ko fële ca Njaareem ànd ak moom yendoog moom di ko berneel maanaam di attaayal boppam di ko jox bam noppee laaj sëñ Souhaïbou ne ko ndax xam nga lii li ma ci jublu sëñ am sa tontul ko ne Mbàkke de moom xamul ci dara bu ko defee sëriñ bi daal ne ko damaa bëgg nga fonk alxuraan fonkal ma alxuraanul karim kon cër la boo xamante ni daf ko am ci alxuraan njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp nag nangul ko ndax ginnaaw bi mu sancee daara ci atum 1947 48 ci la njaboot gi ñëpp dajale ci tout tànk yi nga xamante ne aju nañ ci kër sëriñ bi maanaam ñiy wooy ay sëtu sëriñ Tuubaa ñëpp jaar ci daara jàngee fa ndax boo demee kër sëñ Abdou Khadir bëri nañu fa jaar ku dul taaw sëñ Abdou Khadir wax nañ ne sax ñoom ñëpp fa lañ jàngee alxuraanul karim sëñ Ahmadou Rafa yu mi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci xam-xam bu sell bi fa la jàngee sëriñ Modou Lo Ngaabu nga xam ne ay cadre yoo xamante ni tey ji ñi ngi ci dëkk bi ci daara ji lañu génnee loolu nag di gën a dëggal rek li sëñ Tuubaa wax ne kanzul kitaabi wal hadisi wal adab laa jam'u fiddatin wala jam'u zahab dafay wax ne koom-koomam lépp loo xamante ni ñu ngi koy wéyal na lii la am moom ñett yi daal la jàpp ne am na ko li ci jiitu mooy alquran ñaareel mooy hadis yoon sallallahu alayhi wasallam ñetteel ba mooy yar ak teggin te def naa ne waxul rek yem ci waaye da nga koy gis boo toppee ay mbindam boo toppee ay njàngalem ci jeexitu taalibe da ngay gis ne sëriñ bi ñett yooyu mu tënk boppam am na ci lu wér daa di wax ne bi xidmatil kitaabi wal hadis yi yasbitu laa bi dahabi mawrusi ci àdduna nag kenn mënumaa doon mukk ci lu dul alquranul karim kon solution bi loolu la teeloon a dégg tax mu waajaloon boppam bu baax a baax defoon daara ji fi daara ju mag daara cosaan nga xam ne bari na ci dëkk bi waxuñ sax njaboot sëriñ Tuubaa waaye ñoo xamante ni doomi seex yi ñëpp dañ daan laxasaay di ñëw foofu di fa jàng alquranul karim ma sësale ci rek ci xam-xam fas yéene laabire téléspectateurs yi rek ndax dafa am solo lool ndax alquran dafay wax ne hal yastawi alladina yaxlamuun walladina laa yaxlamuun mu ne ndax xam ngeen ne ki xam ak ki xamul moom duñ leen mën a yemale mukk ndax ki xamul buy def mën naa la muy yàq mën naa ëpp la muy defar kon xam-xam mooy doon loo xamante ni lu am solo la di ko laabiré bu baax a baax ñi nga xamante ni nag war nañoo gëstu seen diine war nañoo gëstu itam wépp xam-xam boo xamante ni da leen amal njëriñ ndax sëriñ bi dafay wax ci Munawwir Sudóor ne yaa ayyuhan nabilu daama yanfadu wabixu mu naan fii abadin laa tanfadu yow doomu aadama del fexe di sàkku loo xamante ni du jeex te bañ a sàkk loo xamante ni day jeex buñ ne loo xamante ni du jeex mooy lu ñu yaakaar ne dina dem ba ëllëg aljanna mën a jëriñ borom kon loolu mooy xam-xam na ko mbokk taalibe yi bàyyiwaat xel téléspectateurs yi tamit bàyyi ko xel kàddu gi bu dëngee rek nañu ko jéggal bu jubee yàlla na ñëpp bokk jëriñu soxna Faty macha allah am na solo Pape Fara waaw Faty ku xam waa kër sëñ Souhaïbou xam ne sëñ Souhaïbou kenn la woon ci nga xam ne moo nekk doomu Serigne Touba yi ci li nga xam ne noonu la toppee woon charia daara ji nga demoon ndax dëppoo nañoo li nu mel ndax ñi nga wax ñëw ci génn sëñ Modou Lo Ngaaboog ñeneen ñu nu mel ndax daara ji dëppoo na li nu mel te gis nañ tamit
doomu daara yi démb kenn lañ ci dajal ci la jàngee ba dem ëllëg tamit nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ci wàllu français ak anglais am xam-xam ci beneen lu nu mel ndax ñu ngi leen di waajal ci côté boobu. macha allah ñu ngi leen ciy waajal bu baax a baax ndax boo xoolee mbokk mi ñu doon defal interview bi sëñ Chouaïbou moom ci donga yi la bokkoon te tey ji def naa ne mi ngi yor wàllu bu bari ci wàllum xam-xam boo xamante ni mi ngi koy gëstu ca bitim réew kon def naa ne ñu ngi waajal xale yi ci exemple rek doy na ci sëñ Bassirou Abdou Khadir sëñ Ahmadou Rafa yi nga gis ne ñooñu dañ la wax ne foofu lañ jaar kon daara ji waajal na ñoo xamante ni tey daanaka ñoo yilif li ëpp ci Touba booy xool. macha allah naata Fatou Fatou yaa ngi koy wax sànq téere sëñ Souhaïbou bi mu di ay bindu yu am solo yoo xamante ni sax lépp lu ñuy dund au quotidien daanaka boo amee la ci jaaxal sax te mu yemoo ak diine bi rek boo demee xool ko gis ko fa encore une fois ni nga ko waxee ci français bi ñu bëgg lu yomb ñu mel ni man fa la ñuy dem rek donc xam fi ñu war a jaar moom yàlla nañu ko yàlla fayal sëñ Souhaïbou te loolu la njaboot gi di wëyal ba léegi sëñ Abdou Samad sëñ Amsatou Mbacké moom gis nga booy xool moom daanaka fu ne sanc na fa daara booy xool mi ngi noon jaali Batu Marahib mu ngi noon jaali Batu Marahib ak fii kër Maam Jaara ak feneen kër sëñ Fallou moom tamit gis nga fële ci Dakar boo demee Grand Yoff am na fa benn internat bu ngand sax bu mag daara bu rëy a rëy bu nekk foofu ci Ndakaaru sëñ Fallou moom tam sëñ Souhaïbou kon mu mel ni ñu ngi wëyal rek liggéey bi nga xamante ni seen waajur mu ngi ko doon def muy fii Touba muy Dakar muy feneen ak feneen te bu ma juumul tam fu ci mel ni Colobane tamit foofu it am na ay daara maanaam bëri na daal Sénégal voilà foo xamante ni njabootu sëñ Souhaïbou bi ñu ngi wëy ba léegi di def liggéey boobu noonu sëñ Moustapha Xasaayid sax bu sëñ Abdoulahi borom dër bi moom xam nga sëñ Souhaïbou bi moom moo ko yar moom tamit macha allah moom tamit di ci profité di ko nuyuwaale bu baax a baax groupe Futurs Médias xam nañ ko moom tam di ñaan rek suñu borom fayal ñu leen Cheikh Amadou Bamba fayal ñu leen ñoom ñëpp amiin yaa rabbi amiin ki ne yaakaar naa ni tënk ngeen lépp muy lu am solo may rafetlu bu baax a baax moom léegi oustaz Cissé laa koy wooye mooy sama sëriñ jébbalu naa njàmbaar la de Sila moo ko war a dégg li ngay wax Sila moo war na ko dégg ma ngoog liggéey bu am solo wax dëgg neex yàlla yaa ngi koy def bopp ba tey ndax mi ngi wan daara yi fu mu gën a soree léeg-léeg ay daara yoo xamante ne xëy na duñu fës loolu ñu di leen di gis te daara sax nag soxlawul fës ndax daara am jàngum alxuraan lan fa soxla waaye fu ñu nekk rek yaa ngi dem di def liggéey bu am solo di leen déglu ndax tamit day baax ñuy xam luy tukkee ci daara yooyu xanaa li may wax rek xëy na di ko ci dolli mooy am na solo ndax tey bu ñu nee daara yi sëñ Souhaïbou nekk na loo xamante ne ni tey bu ñu xoolee histoire taarixu sëñ Souhaïbou ndax sëñ bu mag bi su ma juumee nag ma gàgganti ndax sama xam-xam eggut fenn waaye gis nañu ne sëñ bu mag bi wax dëgg neex yàlla cofeel ga mu amoon ci alquran moom muy sëñ Souhaïbou sëriñ Abdou Lahad gis nañu keroog ba ñu matee dugg daara seen nijaay ja sëñ Amsatou Jaxate la leen dénk mu jàngal leen mu nekk njàngale moo xamante ne njàngale mu wér la ñu jëlee ci xam-xam gu mat sëkk ci wàllu alquran yaakaar naa ni bu ñu nee daara yi sëñ Souhaïbou rek wax dëgg neex yàlla bari na daal loo xamante ne da koy wax am na solo ko dëggal bu baax a baax xanaa rek tënk nga lépp daanaka rek am na solo loolu ndax sëñ Tuubaa ak alxuraan rek mooy dellusiwaat dañoo wax sëñ Souhaïbou rek mais boo jëloon sëñ Fallou jëloon sëñ Saliou itam da ngay gis ne kenn ku ci nekk rek am na meloon ak alxuraan boo leen dajalee ñoom ñëpp nag dañuy doon sëñ Tuubaa très bien am na solo jërëjëf Mamour Cissé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sañse bi rafet na ku fi jaar wala yaa habillé sa bopp daaw na xam nga dama doon taxalee di ñëw. waaw macha allah ren moom gars yi dañ fee jaar waaye ñu ginnaaw waaw Fawzeyni Couture complexe Seba macha allah sëñ Tuba mel noonu naata yokkute yokku ba yëg ko tey ku jaar fi ci sañse bi rafet na de waaw Fawzeyni Couture maa nga ca Thiès moom ba mu jàppee ba tey bàyyiwul Fawzeyni xam naa ne maa ngi koy jaajëfal bu baax colonel Sam mi ngi may dégg maa ngi koy ziare ñi may ñëwal nag dañoo bari xam nga dañoo bari micro bi waxal ndax Fawzeyni dégg la commencé nañoo ñëw dañoo bëri waaw complexe Seba jaar raf itam solal ñu yëre yi rafet am na yëre yi ñu war a sol sax macha allah di leen ziare bu baax di leen ñaanal liggéey bi yàlla ci yàlla gën a dolli barke alxuraanul karim jërëjëf aywa Mamour Cissé ëllëg incha allah fa fara yooyu waxtu wi jot na ndax dañuy dalal léegi waa Nescafé bàyyi la xat bi rafet na de jërëjëf waa Faty macha allah xaw a murite tuuti rek xam nga rek ànd ak gars yi ci liggéey bi dugg fi ndax tam li ma la waxoon rek daa am colin goo xam ne moom moo am fii ci dëkk bi comme ni ko defee saa su ne xam na après damay dem summi bàyyilaat bi waaw dugg ci tenue de travail bi dem ci terrain bi incha allah comme tey àjjuma la tamit dina tam affluence bu am solo ci jumaa ji xool tamit naka la ñuy julleek ni ñuy demee incha allah kon ñu leen dox dig daje suba incha allah ëllëg incha allah Pape Fakha ñi ngi dañuy àndaat ak moom Mamour Cissé également ëllëg dañuy àndaat ak moom léegi-léegi ñu dalal waa Nescafé
ñëw ci partie bu mujj bi ci tënk lay doon wax naa leen sponsor officiel ak wala sponsor leader bu yor-yoru màggal waa Nescafé la kaasu café yu tàng yi ñuy naan fii ci suba gi ñoom ñoo ñu koy defaral defar nañu sax seen spot war ñu naka la ñuy defaree café bu neex ne ñu soo ko bëggee ndox bi du baax day tàng te café bi ngay jiital am na ñoo xam ne ils prennent du café sans sucre ñoo jarul ñu ciy def suukar ñi bëgg suukar comme soxna Naata ak Fatou Kiné dañuy def suukar ba pare doog a def ndox bu tàng bi mu bañ a baax su la neexee nga yokk jar wala xorom poole selon tes goûts ci kanam tuuti daan ci ñëw ak sport bi ñuy dugal mais laata loolu ñu nuy suñuy invité sëñ Daouda nga jégal ma honneur aux dames lañ wax Mboyta lay jox kàddu soxna Mboyta maa ngi lay nuyu di am mbégte di la dalal. soxna Faty maa ngi lay nuyu bu baax. yëkkatil micro bi. soxna Faty jërëjëf. ci invitation bi ñu invité ñu waa Nestlé à travers suñu marque Nescafé may ma rek ma jiital nuyu bu njëkk suñu xalif suñu kilifa di sëñ Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin yaa rabbi. maa ngi nuyu ñu bokkal plateau bi. di nuyu également téléspectateurs yi ñu seetaan. très bien téléspectateurs yëpp a ngi lay fay soxna Mboyta moom nag Nestlé la nekk tey dinañ waxtaan seen marque bi di Nescafé ak seen taxawaay ci cité religieuse yi maanaam seen engagement keneen itam ku fi teew muy Daouda Seck sëñ Seck ñu ngi lay nuyu di am mbégte. soxna Faty ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu groupe TFM ñu ngi nuyu nag xalifa général bi sëñ Mountakha di ñaan yàlla lii nga xam ne moom lañ nekk suñu borom mottalil ñu ko di profiter en même temps nag di nuyu population Touba yëpp te fàttewu ma tamit ñi nga xam ne ñooy suñu collaborateur voilà en gros ci turu Nestlé ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. très bien ñëpp ngi leen di fay Daouda ñu dem léegi ci benn spot la ñuy seetaan spot publicitaire ci jëm ci wàllum Nescafé dellu siwaat léegi gën a yaatal waxtaan bi. café bu neex soo ko bëggee ne ñu nga dem seeti waa Nescafé stick juróom kese yaakaar naa ñëpp min nañ ko da nga koy xotti def ko ci kaas bu amagul ndox def ci suukar soo bëggee suukar dokkee yokk ndox bi te ndox bi bu mu baax c'est important ndax ne ñu ndox bi bu baaxee café bu du neex ni nga ko waree nga yëngal naan ni nga ko bëggee su fekkee ni ñoom soxna Naata ak Fatou Kiné dañu bëgg ñoom café Touba dañ ciy yokk jar wala xorom poole c'est important et puis merci beaucoup ak groupe Nestlé jaarale ko ci seen marque bi di Nescafé ci confiance bi ngeen am ci ñun bu ngeen ñëw ci Grand Magal de Touba on est très content de vous merci beaucoup pour les cafés yi ngeen ñuy jox ci suba teel bi soxna Mboyta sànq ñu ngi koy wax seen taxawaay ci këru diine yi engagement wu Nestlé lan la. jërëjëf soxna Faty donc pour fàttali rek ñun Nestlé société bu mag la. yëkkati bu baax ñuy dégg société bu mag la. boo xam ne daanaka ñu ngi ci àdduna bi yëpp. te li ñu tax a jóg mooy defar ak commercialiser ay produits yu set yu sell neex bëri ay ferñeent yoo xam ne day jëriñ askan bi. te yomb tamit. te booy seet suñu vision mooy jéem a xool naka la ñuy def ba li jëm ci askan bi ñu jéem a contribuer pour améliorer seen qualité de vie maanaam seen dundin. ba tax na ñu ne suñu stratégie naka la ñuy def pour gën a jege consommateurs yi. gaa am na yeneen ponk mais bi ci ëpp solo mooy xew-xew diine yi ñuy am naka la ñuy def ba gën a fësal suñu engagement à travers suñu marque notamment Nescafé mais également suñu yeneen marque telles que Maggi Cerelac Nido Gloria te fësal boobu tamit ñu ciy fësal ñu ngi ci gën a yëngu ci wàllu social bu ñuy def jëmale ko ci askan bi mais également gën a permettre consommateur gën a xam suñuy produits waaw ba tax na boo ma ko mayee tuuti rek ma rappelé ko booy seet par rapport à Nescafé
jot nañu teg ay jéego yu am solo jëmale ko ci askan bi. bi ci njëkk mooy campagne de dégustation yi def yu am solo. yoo xam ne daanaka balaa màggal bi di commencé te lañ ko tàmbali te fépp foo dem ci dëkk bi. am nañ fa ay bërëb yoo xam ne suñu ndaw yi dañ fay maye Nescafé. di expliquer waale également ingrédients yeeg fan yéen ci ne. te tamit pour wane nekk suñu jegeyantoo par rapport ak consommateurs yi ñoom seen bopp depuis daaw ñooñu naan waa Nescafé est-ce que doo leen ci dolli tuuti xorompole est-ce que doo leen ci dolli tuuti jar. ba tax na boo ñëwee suñu bërëb yooyu dañuy teg Nescafé classique bi dinañ teg tamit tuuti jar dinañ teg tuuti xorompole noo ko bëggee rek ñu defal la ko. Nescafé tamit ne dem yemuma foofu lépp luy jëm ci wàllu environnement dama koy def organiser nañ fi ay set setal yu mag yoo xam ne def nañ ko fii ci Touba ak yeneen i dëkk jot nañu tamit jox ay dons suñuy partenaires notamment les maires que ce soit ci ville Touba ak également les villes aux alentours te loolu ñu ngi ko tàmbalee daaw ren nag ñu ne dañuy dem ci bërëb ñu naan Thiès mais également au niveau de Kaolack suñu partenaires yoo xam ne tamit ñoo ñuy permettre consommateurs yi mën a jot ci produit ñoom tamit fàttewuñu leen ndaxte daaw bi mbas bi commencé jox nañu ay kits yu am solo yoo xam ne da leen di permettre ñu mën a protéger wu par rapport ak mbas bi notamment les kits sanitaires ay gel ak ay masques ak yooyu ren ñu ne duñ ci yem foofu dañ leen di jox ay loo yu am solo gën leen wax góoral gën leen jaajëfal ci jàppale bi ñuy jàppale xam ne suñuy produits yi consommateur bu jug boutique bu la gën a jege boo demee fekk ko fa. te tamit am na loo xam ne lu am solo la loo xam ne faw ñu fësal ko moo di nekk waa suñu participation ak waa Touba ca kanam xam ne daaw ñëwoon nañ fi joxe enveloppe 2 millions par rapport ak assainissement ren ñu tàmbali opération wàllu Nescafé tamit ñëw indi wàllam ci mbir boobu. ñu ne tamit doo ñëw ci bërëb te demoo seeti kilifa diine yi nekk ci bërëb bi moo tax balaa dal dañoo tàmbali dem ci ñoom. dem suñu kilifa diine yooyu nuyu leen yóbbu leen suñu produit bon leen ko waxtaan ak ñoom ñu kontaan si lool ñaanal ci bu baax a baax. très bien sëñ Daouda dafa mel ni naata soxna Mboyta résumé na lépp bëggoon a wax yëpp muy engagement bi ak yooyu voilà. damay taxaw tuuti ci li mu doon wax sànq ci seen produit yi nee na des fois ñu naan leen dafa manqué jarag yooyu donc dañ ciy teg jarag yooyu donc dama bëggoon xam ndax yéen a ngi xalaat xaj na ci defar benn formule boo xamante ni da ngeen ko ci intégré ngir mu gën a yomb ci ñun ñii ak ci wàllum représentativité fii Touba ban part la am ci marché Nescafé booy xool fii ci Sénégal comme niñ ko doon waxee la dernière fois fii Touba nit ñi xam nañu dañoo sopp café Touba bi ñuy saaf. jërëjëf ci question bi am na solo lool donc comme ni ma ko tàmbalee wax rek ñun Nestlé daanaka ci àdduna wérgu këpp ñu ngi fi nekk te dafa am borom xam-xam yu am xam-xam yoo xam ne dañ ciy liggéey di ñu defal ay propositions pour mën a répondre au maximum consommateurs yi la ñuy laaj mais comme maa ngi faire sama collègue Sëñ Daouda amaana ci volet marketing moom dina ci tontu ci gën a leeral yu am solo. Très bien. Adja kon mën na waaw mi ngi noonu kon mu tontu ci directement di ko nuyu di ko dalal jàmm kon mi ngi noonu ci café bu am jar bi ak part du marché bi nga xamante ni Touba moom lay représenté booy xool ci marché bi Nescafé di occupé fii ci Sénégal yëpp. jërëjëf soxna Naata c'est vrai que question bi nga posé man maa yore réponse bi dama leen di fàttali ne Nestlé ni muy liggéeyee mooy am na ay engagement yu ñuy jël. côté commercial ak côté marketing su ma dellusee ci côté commercial ma jël Nestlé et dans sa globalité dañuy gis ne fu ci nekk ci dëkk yi am nañ fa représentation am nañ fa équipe yoo xamante ne ku ci nekk am na li la war moom ngay def bu dee produit boo xam ne dafa war a présent par exemple ñun côté commercial dañuy wax ne produit bi forcément il faut mu nekk ci bërëb bu mu war a nekk bu dee ca marché ba la wala ci boutique bi bu fa nekkee tamit il faut vraiment mu am une visibilité ndax doo ñëw rek teg ko nu mu la neexee beneen bi mooy aussi il faut mu am accessibilité pour que kii ñëw parce que am na ci jëndkat yi ñëpp yamuñu am na koo xam ne dafay yàkkamti ñëw jël am na koo xam ne dafay taxaw ñu servir ko donc côté boobu côté commercial ñi ngi koy def à travers le Sénégal rawatina fii ci Touba puisque laaj nga léegi Mboyta ban part lañ fi am peut-être duñu la dem en profondeur ci part yi mais dinañ la wax un peu évolution parce que bu ñu xoolee juróomi at yi Nescafé fi mu toll ren dafa am na croissance su 35% de plus
kon dafay wan ne am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy def ci ginnaaw. te liggéey boobu mooy li ma la wax léegi mooy équipe de vente yi nga xam ne ñoo fi nekk war a yóbbu produit bi fu mu nekk fi mu war a dem beneen bi mooy côté marketing. côté marketing mooy bu fekkee ñun dañu dem rek jaay derrière amul un support yaakaar naa ne mën nañu dugal produit bi mais réassort bi du am donc marketing bi ñooy topp suñu ginnaaw accompagner ñu ak besoin consommateur bi xool li nga xam ne moom la consommateur bi gën a bëgg mooy li ngay wax léegi ne léegi yéen a ngi sentir Nescafé buñ ci defee jinjeer buñ ci defee jar def ci xorom polle lan la jox je pense que ni yéen sax war nañ leen mën a utiliser comme ñi nga xam ne war nañ mën a joxe le bon exemple li may yokkaat ci côté marketing bi mooy su ngeen xoolee créé nañ fi au moins 5 points yoo xamante ne nit ki fu mu mën a dem bu doxee mën nañ ñëw ñu jox ko Nescafé mu goûter ko gratuitement mun naa. voilà maintenant bi muy goûter sax ci choix am lay doon et puis daf koy permettre moom mu am une bonne appréciation bu ko neexee mu jël uniquement Nescafé su ko neexee mu jël Nescafé bu ànd ak xorom polle bu ko neexee mu jël Nescafé bu ànd ak jar donc mooy wane ne am na liggéey bu ñuy def ci ginnaaw pour xool population bi li mu soxla ñu accompagner leen te noonu ñu ko defee fii puisque Touba xam nañ ne nit ñi am na café bu ñuy utiliser di ko booleeg am li ñu koy boolee dañuy jéem a jege leen dañuy fexe lan la ñuy def pour gën leen a jege puisque gën leen a jege mooy nga gën a jege ñi nga xam ne ñooy consommateur seen bëgg-bëgg donc liggéey boobu ñu ngi koy def te dañuy continuer di ko def du ñu yem rek biir Touba dañuy wër Sénégal xool fi nga xamante ne foofu la ñu war a gën a teg suñu tànk ñu gën ko faa teg. très bien merci beaucoup jërëjëf Daouda Seck naata laaj bi am na solo bàjjen dafa mel ne waxtu wi ñuy cëral leen jot na peut-être un mot par rapport ak suñu ñaari invité yi su ko defee rek ñu tëj. xam naa rek tuuti laaj bu mujj rek ci li mu doon jeexalee sànq Fati muy ci wàllu café geeg niñ koy jëfandikoo man li ma bëggoon rek mu tënk ko tuuti rek parce que li ci des bariwul li nga wax muy wàllu dosage beeg mode d'emploi bi surtout café gi dañu gis ni am na ñoo xam ne dañ koy jël sans sucre am na ñoo xam ne dafay fort te léeg-léeg nga jël café ñu ne la da nga ci war a def sucre léeg-léeg ñu ne sans sucre bi tamit amul benn ngaañ ma bëgg rek ngeen wax ñu si foofu également ndax am na ñoo xam ne dañ koy consommer sans sucre. waaw jërëjëf soxna Fatou Kiné yaakaar naa consommation côté consommation ñun am nañu rek benn standard mais quand même bëgg-bëgg li nga xam nit ki moom la bëgg parfois ci sucre comme ni nga ko waxee wala ci niveau de café bi day dépendre ci nit ki nga xam moom moo ko bëgg mun na am sax am na ñoo xam ne bokkul Sénégal ñu ngi consommer Nescafé te duñ ci def sax suukar am na ñoo xam ne sax mën nañ ci def ay pincée de sel donc c'est pour dire que en termes de consommation nit ki mooy xool li mu bëgg donc day mel ne rek kii naan ndox kii ne bëgg naa ndox mu sedd guy kii ne bëgg naa ndox mu xaw a ndugg donc ci bëgg-bëgg yi lay doon mais quand même ñun am nañ standard ak recommandation. très bien jërëjëf ñu jaajëfal la bu baax a baax sëñ Daouda ngeen gërëm seen ay collaborateurs c'est très important. waaw remerciement rek bëggoon naa nag remercier. Population Touba comme ni ma ko waxee. très bien mais di remercier en même temps sunu partenaires yi nga xam moom la ñu am fii mooy Darou Salam Diop et frères. ak Bagdad Darou Salam Thierno Diop moo fa nekk Bagdad di Abo Xuma. di remercier bu baax tamit sama équipe yi nga xam ne ñoo nekk sur place yi nga xam ne ñoom la Mor Cissé jiital. très bien remercier direction générale bi yëpp ak groupe Nescafé. très bien jërë ngeen jëf. jërëjëf merci beaucoup Mboyta bon courage jërëjëf waa Nestlé merci encore une fois pour la confiance. di leen jaajëfal bu baax ci turu télévision Futur Média et puis merci à toutes vos équipes pour les cafés merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax. merci beaucoup aywa bàjjenu gox ëllëg incha allah di nga desuwaat mais 13h di nga ñëw ci xibaar yi. amoon nañu mbégte et c'est toujours un plaisir. merci beaucoup ci kanam tuuti lay doon xibaar yi waaye ëllëg it incha allah buñ ko yàlla mayee daañu fi teewaat ci kàttanu yàlla. très bien soxna Naata. waaw Fati ba ngoon incha allah ci soir d'info bi. exactement incha allah à partir de 19h kon soir d'info bu soobee borom bi encore une fois am mbégte àndoon ak équipe bi yëpp. di leen jaajëfal di leen sant ak suba bu ma jumul mooy dernier numéro yor-yoru màggal bi. voilà mi ngi noonu incha allah peut-être ginnaaw ëllëg incha allah. d'accord certainement c'est à vérifier. voilà et puis merci beaucoup Naata am nañu mbégte di bokk ak yow et puis merci également pour les éditions c'était vraiment un régal. merci Fati di jàkkaarloo ak yow ci 20h
trésor bi ku jaar ci sañse bi wala tey jarul ngay laal ci sponsor yi. sponsor yi après dinañ ci ñëwaat. di ngeen ci ñëwaat. waaw mais bi moom ciseau précieux la. sama benn rakk Ndeye Anta Ndiaye macha allah voilà xaritu sama rakk la donc mi ngi noonu ñoo jàngandoo woon Maroc encore en même temps. ak Amsatou sax ma remercier ko ñoom ci équipe bu Nescafé bi lañ bokk ak Jeyna ñoom tam macha allah ci café yi ñoom ñoo ñuy yee ndax xam nga ñëw nañoo ak suñu cerne yeeg. suñu baat yu xuur yeeg. ñu jàpp ci. wallaay dëgg la merci beaucoup soxna Naata Mbaye merci également à Fatou Kiné Dem moom it dina ñëwaat ci 13h yi et puis on te félicite Fatou Kiné pour ton plateau d'hier c'était intéressant c'est pas pour rien qu'on t'appelle notre bàjjenu gox vraiment suñu fierté nga Fatou Kiné kontaan nañ bu baax a baax. merci beaucoup Fatou jërëjëf merci beaucoup man nag tey moom faaw ma tudd sama sponsor bi Minata création la Fatima Li moo tax gisoo sànq ba léegi maa ngi koy am nu ma koy jaarale di laaj gars yi fekk maa bëggoon a ñëw voilà Minata création Fatima Li nekk ca Dakar je te remercie beaucoup ci jàpp gi suñu ay collaboratrice dañu ak Tetatou borom martu bag bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Fatima Li Minata création ci tenue bi 77 la 094 57 73 yoru màggal jeex na ëllëg incha allah dina dellu siwaat avec toujours ce même plaisir desandi leen ak programme yi télévision Futurs Médias plateau yi day wéy ci kanam incha allah di ngeen amaat beneen direct ba tey fii ci Touba Mbacké jaa ngeen jëf ci seen cofeel ak seen kóolute